على من عليا ولا سوسدي لو كل من هدايا مدين على من عليا ولا سوسدي لو كل من هدايا مدين على من عليا ولا سوسدي لو كل من هدايا مدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال ginnaaw bañ sante suñu borom subhanahu wa taala ñu julli ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal saxaaba yi radiyallahu anhum jàmbaari lislaam yi maa ngi ñaan la sama sëriñ sama wasila sama seexu murabbi sëriñ Mbàkke Abdullahi ku sell gi di ñaan ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala musul ko te muccal ko ci àddina bu doy waar bi te jaxasoo di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ëttu soxna yu baax yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu te di leen sargal di leen fekk ku ci nekk fi nga toog di la jox sama loxoy xol di leen namm di lay tuub bu baax ci gëj a déggante bi macha allah di leen wax wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di am mbégte ak kontante ci gisewaat ci suñu émission jigéenu jullit ci biir këram tey bi idnillahi taala ñu bëgg a waxtaane la fitra maanaam suñu nature humaine ba ñuy judd ba ñu suñu borom subhanahu wa taala di sàkk surtout muy la fitra désigne l'état naturel dans lequel l'humain a été créé par Allah subhanahu wa taala maanaam fitra mooy c'est la religion de la saine nature maanaam nit ki bu nga juddoo ban diine ngay juddoo mooy la fitra te ñun suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal ni bi ñu juddoo ñun ñëpp dañoo nekk ay jullit. Ibn Manzour a dit la fitra est l'état primordial dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala créa les créatures et qui correspond à une connaissance intuitive d'Allah. La fitra est l'une des sources du sentiment religieux chez l'humain. L'être humain a été créé avec la faculté de reconnaître l'existence du créateur et de l'adorer. maanaam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo sàkk ñun ñëpp bani aadam ak kum ci mënti doon daf ñoo sàkk ñun ñëpp ñu nekk ay ñoo xam ne dañu am possibilité capacité wu dem wëri ji suñu borom de war a xam gëstu suñu borom war a xam comme si dafa suñu borom dafa def ci ñun loo xam ni bu ñu wàccee ci kaw suuf dañu war a seet suñu borom pour mën a dund apaisé pour mën a dund tranquille pour mën a dund normalement ci kaw suuf loolu nag la ñuy wooyee la fitra mooy c'est la religion de la saine nature maanaam dañoo judd ñun ñëpp nekk ay jullit judd ñun ñëpp war a xam kan mooy suñu borom judd ñun ñëpp war di jaamu suñu borom subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala dans la sourate 30 à Rum au verset 30 Allah subhanahu wa taala nous dit: telle est la nature qu'Allah a donnée originellement aux humains, pas de changement à la création d'Allah subhanahu wa taala maanaam Allah subhanahu wa taala daf ñoo sàkk ñun ñëpp originellement maanaam ca début ba ca commencement ba daf ñu sàkk ñun ñëpp def ñu def ñu naturellement ñoo xam ne dañoo soxla seen borom fu nekk def ñu naturellement ñoo xam ne dañoo war a jaamu seen borom ci xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith: tout nouveau-né vient au monde avec la fitra. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un musulman. Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa jottali hadisu yonente bi alayhi salatu wassalam yonente bi ne ñeneen liir bu mënti juddu da nga juddu ñëw ci àddina bi avec la fitra maanaam ak nature
nekk jullit. nee na say waajur wala say waajur ñooy def ci yow nga nekk juif, nga nekk catholique wala nga nekk jullit. subhanallah. Ce qui veut dire que nous tous bani Adam ak doomu Adam ñun ñëpp dañoo juddu nekk ay jullit ñun ñëpp. léegi nag say waajur ñoom ñooy def ci ak sa environnement ak jinne yeeg seytaan ñoom ñooy def nga nekk soit chrétien soit juif wala nga nekk musulman wala nga nekk jullit. subhanallah. ci beneen xadis xudsi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: mon Seigneur Allah m'a dit de vous enseigner ce que vous ne savez pas. Le prophète continue toujours: j'ai créé, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai créé mes serviteurs en purs musulmans, les diables et les djinns qui les ont détournés de leur religion. Rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. lii mooy ñu wan ni ñun ñëpp dañoo jullu nekk ay jullit. ndax l'islam c'est la religion de la saine nature. L'islam ñun ñëpp bu ñu juddoo ci l'islam la ñuy judd. ñun ñëpp suñu ruu yëpp ci l'islam la judd, ci biir diine l'islam la judd. léegi nag suñu environnement mooy def ñu soit ñu nekk jullit, soit ñu nekk catholique, soit ñu nekk yahud mooy juif. léegi nag loolu lan moo koy indi? Sa environnement moo koy indi. Sa environnement mooy ñan? mooy sa ay waajur, mooy jinne yeeg ak seytaan. loolu mooy sa environnement, sa comportement waajur, sa ni nga dundee ak sa waajur, jinne yi lan lañ jéem ci yow, seytaan lan la jéem ci yow. loolu mooy indi nit màgg ci beneen diine, nit am jël beneen diine bu dul diine bi ñu ko sàkkee. subhanallah. moo tax c'était juste pour revenir à l'éducation de nos enfants. ndax suñu ay doom moomuñu leen. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos enfants sont en dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Te dépôt bi on le porte, te keroog yawmal xiyam on aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. suñu ay doom bu fekkoon ñun ñoo leen moom kon duñu dee, duñu feebar, dara du leen dal. mais suñuy doom moomuñu leen. suñu borom subhanahu wa ta'ala lu ko neex lay def ci ñoom. da ngay jur sa doom mu am 3 weer suñu borom faat bakkanam nanguwaat ko. da ngay am sa doom bala ëmb ko juróom-ñeenti weer balaa muy juddu suñu borom nanguwaat bakkanam. lu ko neex lay def te ay mbindeefam. doom yi moomuñu leen. c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. ndénkaane suñu borom la subhanahu wa ta'ala. te ndénkaane lan lañ ci war a def? dañ ko war a aar, dañ ko war a sàmm, ndax ndénkaane boobu ëllëg dañ ko war a delloo. léegi nag balaa ñuy delloo loolu dañ ci suñu borom dafa am luñ ci sant. muy lan? muy yar xale yi ci diine l'islam, ci diine gi ñu juddoo nga xam ne mooy seen religion de la saine nature. diine gi ñu juddoo ci lañ leen war a yar. te mënuñu ci yaru fileeg bu ñu juddoo fekk ñu seeni ay waajur di dund diine jooju. maanaam liir ba bu juddoo nekk liir ñëw fekk ci waajuram mooy papaam ak yaayam. papaam ak yaayam nañuy dundee xale bi bu màggee loolu lay dundee, parce que ñooñu ñooy seen premier exemple. moo tax ñun jullit suñu biir kër ñu war di dund sunna, di dund diine, implanter suñu biir kër yi l'ambiance du diine, suñu doom yi mën cee màgg. ndax diine l'islam moom lañu xam bu ñuy doog a judd. moo tax ñu war ñu ko inculquer mu bokk ci suñuy valeur. liir bi buy doog a juddu nekk ci biir yi waajuram déjà dafa ñëw ci monde boo xam ne xamu fi dara, dafa réer. appui am kan la? papaam wala yaayam ñooy premier appui. balaa muy ay mag ak balaa ay maam ak balaa ay tante ak qui que ce soit, papa ak yaay la suñu borom wax subhanahu wa ta'ala. ñooy sàmm xale bi, sàmm ko, di ko yar, di ko yiir, di ko toppatoo ba mu màgg ba mënal boppam. waaye bala muy màgg ba mënal boppam ñun dañu am devoir de l'inculquer des valeurs. yan valeurs? Des valeurs sociales, valeurs morales, valeurs religieuses. maanaam ñu inculquer leen ay jikko yu rafet. maanaam xale yi dañu war a am empathie, xale yi dañu war a xam partage, xale yi dañu war a am nangu dégg ndigal, xale yi dañu war a am respect, yaru, am yar ak teggin, politesse, am humilité, am honnêteté, am dignité. ak boole ci tamit am kilifa, parce que xale dafay am kilifa.
xale buñ ko yaree mu màgg am kilifa mu màgg bu demee ba nekk mag dina jël suñu borom subhanahu wa taala def ko kilifa. def inculquer leen tamit ay valeurs religieuses, inculquer leen piété, inculquer leen patience, inculquer leen pardon, inculquer leen yëpp savoir vivre, savoir être yëpp ñun ñoo ko war a inculquer suñuy doom. Et selon la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu jéem leen inculquer li nga xam ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu fi bàyyil te lépp luñ leen di jàngal tamit ñu teg ko ci alxuraan ak sunnas Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ndax keroog yowmal xiyaam kat ñun dañuy am ay compte ñuy rendre suñu borom subhanahu wa taala nan lañu yore suñu doom nan lañu yore woon suñuy kër. ndax mos naa ko fàttali fii ci benn waxtaan ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na le papa est le berger de sa famille et la maman est la bergère dans la maison de son mari. maanaam borom kër góor gi papa ji moom mooy sàmmkat moom mooy yor gétt gi moom moo nekk ci bopp gétt gi moom mooy sàmmkat bi yor géttam mooy njabootam. te bu fa borom kër gi nekkul soxna si maanaam jabaru borom kër gi kooku mooy sàmm gétt gi moom moo parce que moom moo yor xale yi bu fi borom kër gi nekkul yaay fi nekk te yaay mooy yor xale yi. te la plupart à 80% la responsabilité nous revient nous les femmes ñun jigéen ndax lu tax la plupart ñun ñooy nekk ci kër yi ñun ñooy yar ñun ñooy yéer te suñu ay doom ñun ñoo nekk seen premier exemple. tey jii booy xool sax góor ñi ñun ci seen yaay yi dañuy jël ci ñun exemple lan piété, exemple yar ak teggin, exemple ci tey lépp mën nañ ko jël seen yaay mais ci kaw seen yaay di dund diine ci biir kër ak seen papa itam. mais seen yaay moo ëpp responsabilité tey surtout doom bu jigéen lu yaayam mel la bëgg mel lu yaayam def bëgg na ko def ndeysaan lu yaayam wane moom it bëgg na ko wane lu yaayam di comporté wu bëgg na comporté wu noonu parce que ñun ñooy seen premier exemple. moo tax ñu war a góorgóorlu bu baax ci yar xale yi ci diine l'islam yar suñu doom yi inculquer leen ay valeurs inculquer leen ay qualité muy yan qualité muy qualité nabi sallallahu alayhi wa sallam wax leen dañu war a am tolérance respecter nit dañu war a wormaal nit dañu war a valeur yu bari daal comportement wu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëpp nañ ko jéem a inculquer suñuy doom ci naka bis bu nekk ñu tëral suñu programme ñuy comme ni ma ko fàttale woon ci waxtaan précédent yi tëral suñu programme ñu am benn programme boo xam ne ci journée bi programme bu jàng suñu diine la ñun ak suñu njaboot yaay toog ay doomam toog ñuy jàng diineem suñu yonente alayhi salaam yi fi jaar yëpp suñuy exemple la ñun ñooñu ñooy suñuy star ñun ci ñooñu lañ war a copier bis bu nekk nga jël benn 1 heure de temps benn 30 minutes benn 1h30 benn 2 heures cela dépend ci yow ci sa organisation bu kër mais minimum amal benn 30 minutes boo xam ne tous les jours di nga toog ak sa doom nga jàngal ko diineem jàngal ko ay qualité nabi sallallahu alayhi wa sallam ay sifaati nabi sallallahu alayhi wa sallam nga jàngal ko yonent yàlla Ibrahim nan la doon dundee lan la fi bàyyi nan la nekkoon ci nan la meloon ci boromam jàngal ko patience ci yonent yàlla Ayub jàngal ko Daawud ni mu dogo woon ci boromam jàngal ko Moussa bañ a fàtte kenn jàngal leen lépp loolu la ñuy wooyee taalim toog ak sa njaboot ngeen di def taalim wa taalum maanaam ngeen toog di waxtaane seen diine recueil de hadith yi bari na yeneen livre la vie des prophètes yëpp a ngi fi tous les jours ngeen jël benn thème comme par exemple tey ngeen jël thème la générosité ngeen nga jàngal ci xale yi nan lañuy comment on est généreux envers les autres ak moroomu xaleem générosité envers ay magam wala ay rakam aussi le respect tamit ñu inculquer leen ko te ak lu mu mënti doon bu ñuy yar tamit ñu yar dans la tendresse parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est doux et il aime la douceur. Il n'est pas dit que sa doom la rek da nga ko war a fitnaal pour mu respecter la déedéet autorité boo ko jàngalee xale dès le bas âge bu yàggee dalay ragal te loolu c'est pas le but le but c'est de faire de ton enfant ton ami def ko sa complice subhanallah mu bëgg la respecter la te yërëm la surtout
et aussi le plus important mooy xale yi dès le bas âge ñoom li ñu mën a capacité de perception bi ñu am ñun mag amuñu ko. xale bu xasee ba commencé wax xale am na capacité wu am na faculté wu jàng 9 langues xale mën na ko maîtriser à partir de 3 ans subhanallah te ñun mënuñu loolu. moo tax dès le bas âge nañ commencé diine certes dafa nañu à partir de juróom-ñaari at ñu jàngal suñuy doom diine ñu commencé leen inculquer diine mais à partir de 3 ans man xale bu commencé wax mën nga koy commencé jàngal ndànk jàngal ko duwaa yi nga xam ne bu yeewoo moom lay wax sa duwaa sant boromam balaa muy dem tëddi la mu war a wax yu yëpp nañ ko jàngal bala muy lekk bala muy génn bundu kër gi war na mën a xam duwaa bi nga xam ne moom lay sàmmee boppam naan tawakkaltu alallah wala hawla wala quwwata illa billah jàngal ko xale yi bu ñuy ñibbi si tamit ban duwaa la ñuy duggee ci biir kër gi buy dugg ci toilette yi loolu yëpp nañ ko jàngal suñu xale yi parce que mu nekk moo xam ne day nekk base boo xam ne dañ leen koy inculquer comme ça ñu màggee ko ba day dem ba nekk habitude ci ñoom buñ ko deful sax dañuy jaaxle ndax lan dañuy sentir dafa am lu leen manqué moo tax dès le bas âge nañu inculquer suñuy doom les valeurs religieuses nañu inculquer suñuy doom des valeurs morales nañu inculquer suñuy doom des valeurs sociales parce que àddina bi fi mu nekk nii jaxasoo boo xam ne xale yi réer nañu ndax amuñu repère ndax lan seeni ay waajur ñi nga xam ne ñoo leen war a teg ci yoon ñoom seen bopp dañoo réer kon xale yi fan lañ jëm àddina bi jaxasoo na on est en crise de valeur subhanallah moo tax nañu góoguluwaat tuuti ñun waajur yi gëstuwaat suñu diine xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la doon yare xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la doon dunde yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu toogaan ci jotaayu lekkukaay rek éducation ba fay génn ak ay buy lekk ak ay xale buy lekk ak ay mag yëpp subhanallah yëpp daf leen doon jàngal petit à petit bu dee ay xale lay leen lekkal bu leen di xool ñu lekk mu ne tu fais ça ñun alhamdulilah au Sénégal on a la base ndax déjà dañuy lekk ci suuf comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan defee sunna la dañuy lekkee loxo sunna la yeesu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetti baaraam yi la wax dañuy lekk mbooloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la wax parce que am na benn bés benn saxaaba radiyallahu anhu dafa ñëw di ko laaj ne ko man daal dama seetlu bu ma lekkee ba pare du ma suur mukk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko da ngeen di bàyyi di lekk séparé maanaam ku nekk nga yor sa bool di lekk déedéet mu ne ko da ngeen di booloo yéen ñëpp ngeen lekk barke ba fa la ëppee te bu boobaa di nga suur yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu nan la ñuy naanee boire en 3 fois booy commencé ni bismillah couper benn gorgée ne alhamdulillah commencé waat newaat bismillah naan benn gorgée newaat alhamdulillah 3e fois bi ne mën ngaa naan ba jeexal nga ne alhamdulillah jàngal ñu aussi ne lekk suñu biir dañ ko war a séparer en 3 fii ngelaw li di nekk fii lekk gi di nekk ak fi ndox mi di nekk te aussi suñuy doom ñu inculquer leen ni waruñoo lekk ba suur amul njëriñ dalay tayalloo yëfi bakkan la te bakkan moom bu amee lu mu bëgg rek jaamu yàlla defi dis neen jàngal ñu lekk mais pas excès nañu yar suñuy doom ci dignité yar leen ci ngor surtout yar leen ci respecter moroomu doomu aadama que ñu bokk diine que ñu bañ a bokk diine que ñu bokk deret que ñu bañ a bokk deret que ñu bokk nduroo que ñu bañ a nduroo maanaam kii weex kii ñuul yooyu yëpp respect nañ ko jàngal suñu doom yi nañ jàngal respect jàngal leen générosité jàngal leen piété jullite jàngal leen patience mën a muñ te jàngal leen pardon aussi parce que xale yi ci école yi dañ leen di gis tout le temps dañuy xeexante seen biir te les enfants sont cruels dañoo xale dafa doy waar léegi nag éducation bi ci kër gi la day dem école certes mën na dem daara itam mais l'éducation de base les 70% c'est dans la maison ci biir kër gi la ci diggante papa la ak yaay ñoo yar bi foofu la war a commencer école bi wala daara ci dañu war a mottali mais yar bi ci biir kër gi la war a commencer
sa doom boo ci bëggee def il faut en faire un musulman responsable demain te noonu nan nga koy defee dijjanti sa dès le bas âge nga toppatoo sa doom yar ko ci diin jar ko ci les valeurs religieuses te yar ko ci sunnay Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax papa ji ak yaay ji bu dee dund ñu sunnay Muhammad alayhi salaatu wasalaam yar seen doom ci diine dafay métti lool te dafay jafe dafay diis itam suñu borom na subhanahu wa taala mooy yombal te moom mooy oyofal di ko ñaan saa su ne muy oyofalal ñu yen bi oyofalal ñu yar bi te mottaluñu suñu ay yéene yu rafet ndax bu ñu sañoon ñun ñëpp suñu doom ëllëg nekk ay vertueux et pieux maanaam ay jaamukatu yàlla ñu jut ay wàlliwu pourquoi pas ay nit ñu baax daal macha allah mën na jomb ñu ndax ku góorgóorlu rek suñu borom subhanahu wa taala mottali la naan man kaana lillahi kaana laahu lahu boo amee njortu ne yow kii mii kat ak sa yéene goo rafet nga dangaa bëgg sa doom kat nekk wàlliwu ëllëg sa doom nekk imam ëllëg sa doom nekk cheikh ëllëg mën na koo nekk da ngay il suffit juste de faire l'effort de cheminer vers Allah subhanahu wa taala ànd ak sa njaboot def ko bu ko defee suñu borom subhanahu wa taala yombalal ñu bu ko defee suñu borom subhanahu wa taala mottalil ñu suñu yéene loolu la amoon ci lu may ñaax tuuti ci éducation des enfants ñu yokk ci góorgóorlu bu baax te xam ni lépp ci ñun lay déparé te xam ni xale yi il faut ñu xamal leen yàlla ndax sa doom bu juddookat boo ko xamalul yàlla bu génnee ci biti àddina xamal ko seytaan xale dafa war a xam yàlla te dafa war a xam lan mooy suñu mission sur terre maanaam adorer Allah subhanahu wa taala jaamu yàlla moo ñu fi indi xam lan mooy suñu mission te xam lan mooy suñu objectif ëllëg lan mooy suñu but fan la ñuy mujjee lan mooy suñu finalité loolu yëpp dañ ko war a jàngal xale yi il n'est pas dit que xale la rek xamul loolu déedéet xale ba muy juddu certes xamul dara ruuxu kese la ruux lañu jël sol ko ci biir yaram léegi nag ruux gi dee nelaw di nelaw ba keroog bañ ko xamal boromam ruux bu déggee alxuraanul karim rek dafay yeewu ruux bu dégg sikro laa dafay yeewu ndax lan loolu la xam ruux ci jaamu yàlla lay dund ruux ci tudd yàlla lay dund ruux yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek la xam moo tax xale xam na yàlla bu baax dafa ruuxam moo nelaw mu fàtte mais bu ruuxam di yeewu muy fàttaliku boromam subhanahu wa taala moo tax xale yi nañ leen inculquer ay valeurs religieuses nañ leen gën a tàggat ci diini ji bu baax a baax dafa am benn xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ma neex waaye mu naan sa njaboot doo leen imposer religion déedéet mais ci sa comportement yow dañuy ñëwee ci sa religion comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu amee woon le meilleur comportement ba tey jii ku doon dugg ci diine ji doo dugg ci diine ji parce que il te l'a demandé ou il te l'a imposé déedéet da nga daan dugg ci religion bi parce que tu aimais le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait les meilleurs comportements comme Aïcha radiyallahu anha le disait si bien dans le sens du hadith nee na quand le prophète marchait on dirait que c'est le Coran qui marche tellement qu'il avait les meilleurs comportements tellement qu'il avait des valeurs subhanallah tellement qu'il était beau à voir ndax lan son comportement ndax yaram ndax tegginam ndax teeyam ndax taaram subhanallah ak leer gi suñu borom subhanahu wa taala def ci moom may ñaaxaat suñu mbokk soxna yi bu baax a baax ñu góogalu bu baax ci yaru xale yi jàngal leen suñu diine jàngal leen base bi dès le bas âge ñu bañ a nekk di xaar naan nañ xaar ba moom 4 ans nañ xaar ba moom 5 ans ñu xaar ba moom 6 ans ñu xaar ba moom 7 ans déedéet nañ leen jàngal le minimum conseil ñuy ànd ak ñoom di màgg comme ça valeurs yi dès le bas âge yëpp dugg valeurs yi ba ñuy doon tout tànk ñu comprendre lépp ndax capacité d'adaptation bi xale yi am ñun waajur yi amuñu ko capacité d'enregistrement xawma de parcuriser bi xale yi am ñun amuñu ko ci début bi maa ngi koy fàttali ne xale mën naa jàng ba 9 langues en même temps subhanallah te du ci jaxase benn moo tax nañ ci profiter quand ils sont tout petits bu ñu nekkee ay tout temps ñu yar leen ci diini inculquer leen valeurs yi nga xam ne nabi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu fi bàyyil te moom la suñu borom subhanahu wa taala di xaar ci ñun ndax kat ëllëg bu ñu jàkkaarloog suñu borom
ak suñu yonente alayhi salaatu wasalaam ñu bañ a sëgg ñu bañ a rus ndax bu ñu yeggee loolu la ñuy njëkk a laaj muy lan muy dépôt bi surtout ñun yaay yi dépôt bi la ñuy njëkk a laaj noo yaree say doom noo yaree sa ci ban diine nga yar sa doom te diine gi ñu yarloo suñu doom mooy diine l'islam alors nañu yëkkatiwaat diine l'islam ca kaw inculquer ko suñuy doom yar leen ci te dundal leen ci ñuy baigner dans le diin maanaam ñuy dund ci diin màgg ci diin yaw ci diin incha allahu taala yal na yàlla yombalal ñu yal na yàlla taxawuñu maa ngi yemale waxtaan bi fii ba beneen incha allah di tuub kàddu yu jaxasoo yi lépp lu jaxasoo sama madadi doomu aadama la lépp lu ci jub rek suñu borom la subhanahu wa taala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta وحدك لا شريك له أستغفرك وأتوب إليه أستغفرك وأتوب إليه أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal koog say xarit ak say am di jàmm Page TV ëttu soxna yu baax